jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ya ca gën a fës soxna sa Cheikh Niass mooy ki faatu woon te nu tegoon ko loxo rek ndax ñàkk déggoo diggam ak ki takk der ci circulation moom soxna soosee nag mi ngi ci Ndakaaru tey ci suba ma nga woon ci hôpital Aristide Le Dantec ngir nag ñu xoolaat daal la ñu ne moo sabab faatu ga moom soxna sa nanguwu ko ni mbokkam ba tax na nag ma ngay sàkku daal yoon mu def liggéeyam na mu gën a leeree donte la ñu wax ca faat ga ne li ko rey daal bokk na ci li ñu duppee hypoglycémie bu ñu ko déggee nag mooy suukar su yéeg loolee nag njaboot gi ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg lu soxal faatu googu ba tey muy émigré boobu di Cheikh Niass nag Ahmed Bachir Ndiaye nag moom mooy lieutenant bi nga xamante ne moo bind ab bataaxal gannaaw ba ñu ko jëlee ca direction de la formation de la police mu nekk bataaxal boo xamante ni mi ngi ko bind nag jébbal ko jëwriñ ji ñu dénk lépp lu soxal biir réew mi nee na nag anam ba ñu ko jëlee daal ca postam boobu gannaaw faatuk Cheikh Ndiaye moom àndu ci benn yoon ndax jàpp na ni ak yàkkamti daal da caa am te mën nañ koo gën a saytu enquête ba gën kaa leeral ndax lii ñu def tey dafay rek may dëgg boo moyul li ay njabootam di yuuxu ci wàllu woowee ganu ko tey jii nag jàpp leen ni Babacar Dañu la ñu koy wax inspecteur des bâtiments la inspecteur général des bâtiments tey nag daanu waxtaane ci tabax yi nga xamante ne dafay faral di daanu bi ci mujj nag muy ba xewoon fële ca Hann Bel-Air ba juróom-benn ci bakkan rot ca moo waral tey ñu war a def rek taxaw seetlu ca loolee ndax du guléet mu am ci Sénégal te ñaare saa yu amee nag dañuy wax sax ni dañ caa war a ubbi nag ab rek kon enquête di contrôler tey saytu bâtiment yi saytu yooyu fan la toll ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak gan gi médiateur de la République kii fa toog tey jii di Demba Kandji nag moomee nag jàpp leen ni kon moom fi mu ne nii nag ñu ngi daal xaar moom ki nga xamante ni moom moo wuutu woon moo war a toog kon tey ci ki nekkoon ci bopp médiature tey jii nag la fas yéene kon jël lenge yi moom moomu nag mu daal di wuutu rek ki fa nekkoon ñu gën ko xam ci maître Alioune Badara Cissé te dëddu woon àdduna moom moomu sax mandaam waroon a jeex rek ci weeru août bi ñu weesu tey jii nag ma nga woon ca locaux yu médiature de la République beneen ponk ci biir xibaar yi muy commission de recensement ak bi nga xamante ne moom mooy toppatoo lépp lu soxal kër googu nga xamante ne moom mooy yëngu ci wàllug zircon ci Tiwaawoon nag nee ñu dafa am ay xale yoo xamante ne dañ leen a jël nag kon ngir ñu war a liggéey ca kër googu waaye dafa mel ni gonek Tiwaawoon yi daal ña ngay ñaxtu ndax nee nañ ca dëkk ba la ñu dëkk te kër googee fa lañ ko samp te amul nag ndaw bu ñu ca dugal ba tax na nag ñu ngi doon amal ab ndaje mu yaatu di naqarloo lu ni mel ñu ne dañ leen caa beddi tàggat yaram Casa Sport nag gannaaw mbégte bi nga xamante ne am nañu ko ci ndam li ñu jël muy coupe du Sénégal ñoom nag ña ngay waajal delluwaat ca Casamance waaye lu ko jiitu nag seeni supporters yu nekkoon fii ci Ndakaaru nag dalal nañu leen ngir bokk ak ñoom mbégte bi loolu yëpp nag mi ngi amit gannaaw bi nga xamante ne président de la République Macky Sall nag dalal na leen ñoom ñooñee waa Casa Sport ci ndam loolee ñu am mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon nag soxna sa Cheikh Niass ba woon mooy ki mu fi bàyyi nag tey ci suba ma nga woon rek ca hôpital Aristide Le Dantec ngir nag contre autopsie muy autopsie bi nga xamante ne def nañu ko wax ne li ko faat du dara lu dul suukar su yeeg njabootam nag ñu ngay wéy di lànk loolee ndax jàpp nañ ni daal ba ñu koy teg loxo amul dara lu ko jot kon tey lii ñu leen bëgg rek teg ci seen kanam duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ba tax na ñu ngi sàkku daal ci médecin légiste bi mu gën a sëggaat ci yëf yi ndax loolu ñu leen bëgg a sexal wax naa ko léegi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñu des ba tey ci faatu Cheikh Niass muy émigré bi nga xamante ne nii moom moo laale woon ak i takk der ba tey ji nag li ci am ci gis nañu ne lieutenant bi di Ahmed Bachir Ndiaye moom am na bataaxal boo xamante ne tey da ko bind nag jébbal jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi waaye bataaxal boobu nag jur na jiixi jaaxa
ci fàttali moom mooy lieutenant bi nga xamante ne dañu koo jëlee ci direction de la formation et de la police gannaaw nag bi faatu ga amee ndax nee na loolu ñu def daal dana ko def ci yàkkamti mën nañ koo gën a saytu ndax lii bu ñu ko bàyyee mu jàll rek dafay may dëgg li njaboot gi jooytu leeral yeeg Alassane Ba. gi mu def bu moyit dana yokk coow mi xabaar bi boo xoolee mu ngi nekk ca une bu observateur ab lettre bu mu duppee recours contre une décision de mutation mu jébbal ko jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye di ñaawlu yàkkamti gi ñu def affecté ko ca direction bu formation bu police te amul benn enquête bi nga xamante ni jàpp na ni ubbi nañ ko ngir situer responsabilité yi faatub émigré bi di Cheikh Niass ñu bëri ñaawlu ko jàpp na ni moom lieutenant Ndiaye jamono ji nga xamante ni administration pénitentiaire génne na ab communiqué ngir xamle ne laalewul takkewul ci yëf yi fàttali na ni Cheikh Niass mu ngi faatoo ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec police moom ca jamono jooju amul benn réaction bi mu def li ni mel nag ëlëm ko leneen itam mu jàpp ne lu ñaaw la mooy li muy duppee affectation sanction bi nga xamante ni ñu ngi ko def te niñ ko defee rafetut jaarut yoon lieutenant Ahmed Bachir jàpp ni ab agent bu exemplaire la te jàpp na ni du moom waaye itam du élément yu poste de police yu waxi naan yu yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci Cheikh Niass wala bokk teg ko ay ñaawteef mu yokk ci ne Cheikh Niass ba muy quitté commissariat bu waxi naan mu ngi ànd ak wérgu yaram gu mat sëkk te moom lieutenant Ndiaye jàpp na ni dogal gi ñu jël ci yàqamti bu moyt dana jox dëgg njaboot ji waaye itam opinion publique ak internationale que ni ñoom waa police ñoom ñoo faat ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Niass mu gis ne dogal gi ab acharnement la mu ciy tuumal nag ab autorité bi nga xamante ni li ko tax a jël dogal gi moo di fayu lieutenant Ndiaye ne moom jamono ji dafa traumatisé muy wax ne dafa bëgg exprimer li nga xamante ni moom mooy désespoir bi muy dund te mu gis ne sax li ni mel sori lool li nga xam ne xewoon na ca commissariat central ci waa ji nga xamante ni dafa xar woon ci mbiru Boy Djiné mu tënk ko ci ab leetar jébbal ko jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome. ñu koy jaajëfal Alassane Ba Guy Marius Sagna nag defeere nañu ko rek tey ci suba ca parquet moom moomee nag gannaaw bu mu nekkee woon rek ca garde à vue bu nu sukkandikoo nag ci avocat am nag procureur de la république nag moom dafa jëloon yëfi rek téyel ko boppam gannaaw ba nga xamante ni moom mii di Guy Marius Sagna ci fàttali xam ngeen ni ci Facebook am page am nag ci la amoon lu mu ca bind moom activiste bi di wax ni gendarmerie léegi daal dafa am nu muy doxalee muy doxalin bu yees loolee nag rafetlu wuñu ko benn yoon ba tax na sax moom moo ko juraloon kon jafe-jafe yi muy jànkonteel la ni ma ko waxee woon ci ndoxteel li muy médiature de la république nag Demba Kandji jël na fonction nag gannaaw bu mu wutoo ka fa nekkoon di maître Alioune Badara Cissé mi dëddu àdduna moom moomee ci fàttali nekkoon rek njiital cour d'appel bu Ndakaaru ñu ngi ko détaché woon nag ca présidence de la République gannaaw ab réunion bu conseil supérieur bu magistrature mu ngi nekkoon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2020 tey ji nag mi ngi ci bopp médiature mu wutu ni ma ko waxee léegi maître Alioune Badara Cissé mi nga xamante ne mandaam sax waroon na jeex ci weeru août atum 2021 mu waroon nekk juróom-benn at yoo xamante ne def na ko ci bopp médiature moom magistrat bi nag tey dem na rek ca dalub magistrature bu Sénégal. ñu dem ba diwaanu Tivaouane ak commission de recensement bi nga xamante ni moom mooy toppatoo lépp lu soxol kër googu di yëngu ci wàllug zircon nee nañ nag dafa am ay ndaw yoo xamante ne daal fi mu ne nii dañ leen a bëgg rek beddi ci jël gi ñu war a jël ay ndaw ngir ñu mën a liggéey ca kër googee waa Tivaouane nag ne ñoom beddi googee daal seppi wuñu ca seen bopp te du dëgg du yoon kër ga sampe fa te mënuñu faa liggéeyee loole nag ñu ngi ko doon naqarlu ab assemblée générale la ñu amaloon leeral yeeg Cheikh Anta Diop ak Seyla Tira Tivaouane doon daje fii ci CEM Serigne Babacar Sy nee nañ li leen metti de ab commission la ñu tabb ngir nag képp ku yeewoo fu mel ni Meewaan Taïba Ndiaye ba Mboro ñu mën laa dugal ci commission yooyu ñu mën a liggéey ci GCO bi nekk ci Jogo waaye ndaw Tivaouane yi de nee nañ boolewuñ leen ci commission boobu. depuis ay at dañu yëg nii dafa am benn commission bu ñu taxawal fu la ca Meewaan commission bi nag ñeenti commune ñoom ñoo ko taxawal alors que Tivaouane dafa nekk fukki commune ak juróom-ñett ñeenti commune yooyu mooy commune Meewaan commune Daaru Xuddoos commune Taïba Ndiaye ak commune Mboro ñenn ñi nga xam dañu bëgg liggéey MDL bu ñu déposé seen dossier foofu lañ koy jaaral ci commission boobu alors que ñun dañ jàpp ni loolu dafa violer la constitution notamment article 25 bi wax ni
ci wàllu xëy waruñu beddi kenn. koom-koom yi nga xam dañ nekk ci suuf Sénégal yëpp ñoo ko bokk. ñun li ñu bëgg mooy MDL mel ni ICS c'est-à-dire nit ki foo jógee ci Sénégal soo fa bëggee journalier fa soo fa bëggee stage nga stage fa. ni muy amee mooy nga déposer ci ressources humaines su ko defee ñoom bu ñu lay jël bu ñu la jëlul comme dans les autres entreprises ñoo xam ne yow jëluñ la mais bëgguñu benn commission boo xam 4 communes ñoom ñoo ko constitué di def segg bi. parce que dañuy ragal ni nit ki bu ràccee jëmale booram mën na jeng. ndaw yi sax nee nañ fu nekk nag fëgg nañ ba tax ñi ngi sàkku nag commission boobu ñu tas ko. monsieur le préfet du département de Tivaouane ñu lay demander comme yaa fi représenté état pour commission ñu tas ko bu ko defee MDL mel ni ICS alal jafa nekk muy zircon ba Sénégal yëpp ñoo ko bokk. collectif pour un Tivaouane meilleur nee nañ ci fan yi di ñëw daañu lëkkaloo nekk say am ab doxum ñaxtu boo xamante ne daañu ko amal ci mbeddi Tivaouane yi. ñu koy jaajëfal Cheikh Anta Diop lu soxal xëyub ndaw ñi ba tey nee nañ lu toll ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ndaw nag jot nañ leen a jël rek ci programme d'urgence bii nag programme boobu nag ñu duppee xëyub ndaw ñi Néné Fatoumata Tall ñu dénk ko wàllu ndaw ñi moom moo ko xamle ca diwaanu Kaolack googee sax mu ne DER ma nga fay def liggéey bu am solo ndax booy xool am na ci fanweer ak juróom-ñaar ci projet yoo xamante ni financé nañu ko moom Néné Fatoumata Tall moo doon jiite foofu nag ndaje boo xamante ni mi ngi jëmoon rek ci xaatim loo xamante ne lépp xëyub ndaw ñaa ko tax a jóg ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby. di wax rek ni xëyi ndaw ñi tey bu ñu ko tënkee rek ci wàllu Fatick nga xamante ni nii programme spécial bi 65 000 emplois am na 153 bons de formation maanaam téeméer ak juróom fukk ak ñetti bons formation yoo nga xamante ni nii coûté na juróom benn fukk million ak ñaar leneen li mooy jeunes yi nga xamante ni moom nañu recruter ci programme spécial bi 65 000 yi ma waxoon Fatick am na ci 683 recrutés yooyu nag ci domaine lu doon mel ni cadre de vie la mbiru santé tourisme sport environnement ak service civique ak yeneen bu ñu ñëwee ci financement tamit DER financé na fanweer ak juróom-ñaari projet fii ci Fatick ci enveloppe globale bu fukki million ak ñaar ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junni loolu nag bu ko président Macky Sall defee loolu dafa gëm ni te xam ni jeunes yi ñoo ëpp ci réew mi te mu nekkoon jëwriñ juñ dénk wàllug ndaw ñi xëyu ndaw yooyu bu ñu ca desee ba tey tamit dañuy dem ba Malicounda boobu nag am na ci ay ndaw yoo xamante ni seen lim daal ëpp na 200 yoo xamante ni tàggat nañ leen ci wàllug tourisme hôtelier ak lépp lu jëm ci wàllug restauration ndax dañoo bëgg rek niñ ko waxee xeex nag ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi kilifa yi nga xamante ne ñoo féete nag ca gox ba ñu ne dañ leen di waajal bu baax a baax ci métier yooyu su ko defee ñu mën a demal seen bopp Maguette Sène moom mooy maire bu Malicounda am na kàddu yu mu dénk Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñu teewlu ko. tourisme bi nga xam ne concours bu jafe la wala examen bu jafe la 5 premiers yi ci examen boobu ci école de formation bu ñeneen bi lañ génne loolu nag dafa laajoon ñu mandargaal ko fésal ko Sénégal yëpp xam ne à Nianing installé nañ fi benn école d'excellence boo xam ne bii wax dëgg yàlla résultat yi mu am yaakaar naa ne au Sénégal kenn amu ko donc yemuñ ci loolu rek waaye dañ bëggoon aussi mboolem kuy kilifa ci département de Mbour nga yore hôtel nga xam ne école bi mu ngi fi te day former produit yu baax rawatina nag hôtel bi nga xam ne Pointe Sarène lañ koy ubbi te mun bokk ci commune bi ñu war ko ubbi ci mois d'avril il fallait que ñooñu tamit xam ñan la ñuy former fi donc je crois que DG wu hôtel boobu bu ñu fi ñëwee Sénégal indi naa ko ba ci école bi xam na ko donc loolu nag bu ñu ko defee dañuy accompagner président Macky Sall ci vision bu rafet bi mu yor pour développer tourisme créer une nouvelle station balnéaire à Pointe Sarène muy lu am solo bu ko amee nag muy vision mu am ci ànd ci ak partenaire di tabax ay hôtel ñun ñooy ay élus locaux ñoo ko war a accompagner nag ci former jeunes yi former population yi ba nga xam ne suba bu hôtel yooyu ubbee suñ population dafa dem di dafay brassard rouge
wala di yuuxu wala di lakk ay pneu mais dañuy dem yore seen i diplôme déposé ñu mën leen a jël comme ni ñuy jëlee jeunes. waxoon naa ko sànq ci ponk yi Babacar Dañoxo la ñuy dalal inspecteur général des bâtiments daanu wax nag ci bâtiment yi nga xamante ne day faral léeg-léeg di daanu muy dali bi ci mujj nag muy immeuble ba féetee ca Hann Bel-Air muy immeuble ñaari bâtiment daanu ba juróom-benn bakkan rot ca muy lu doy waar du guléet nag ci Sénégal monsieur Dañoxo maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci plateau bi. soxna Fatou Kiné maa ngi lay sant. maa ngi lay nuyu ma nit. ni ma ko waxee rek daanu waxtaane tey dal yi nga xamante ne dafay faral di daanu muy lu doy waar dugg leen nag ci Sénégal ñuy gis lu ñuy mel balaa ñuy xuus ci laaj yi dëgg-dëgg man sa réaction laa lay njëkk a laaj ci bâtiment bi mujjee daanu te mu xëyee fële ca Hann Bel-Air. jërëjëf soxna Fatou Kiné balaa may tàmbali ma nuyu seen téléspectateurs yëpp ba pare jaale ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci bâtiment boobu daanu ci Bel-Air te di leen ñaanal yàlla xaare leen aljana aussi di ñaanal ñoo xam ne dañ cee am ay gaañu ñu wér ci nu mu gën a gaawee donc bâtiment boobu daanu lu métti la donc comme ni nga ko waxee du loo xam ne guléet la donc dañuy faral di gis léeg-léeg ay bâtiment di daanu ci biir dëkk bi muy Dakar muy ci biir yeneen taax yi te loolu dafa di loo xam ne mënta nekk di ñëw accident mën na am waaye accident boo xam ne day répété loolu mënta nekk donc bi ñu xoolee bâtiment bi boo xool dañuy gis ni ay bâtiment yi délabré lay nekk bâtiment yoo xam ne buñ koy tabax respecté wuñu benn charte ci charte tabax donc borom dañ koy tabax duñu jaar yoon ba pare jël seen bâtiment di ko louer di am liñ ciy am ba pare bâtiment yooyu du nekk ay menaces pour population yi loolu nag moom loo xam ne loo xam ne dafa war a dakk mënut a continuer donc voilà donc nit booy tabax bâtiment dafa am foo war a jaar mooy ay normes de construction booy tabax da nga war a xool architecte mu accompagner la. dinañ ñëw doguma la ci norme de construction yi ndax lu am solo la. mais dañu gis ni yi saa yu amee dañuy gis ay directives yoo xam ne dafay tukkee ci kilifa yi ne nañu gën a saytu bâtiment yi nga xamante ni du ñu nekk en norme yéen aussi fi ngeen féetee dañ leen di sas ay liggéey saa su ne ñu bëggoon xam jafe-jafe bi fan la saytu bi ndax loolu saytu bi dëgg-dëgg mi ngi jaar yoon parce que lii vraiment doy na waar. waaw wax nga dëgg de service état yi luy seen rôle mooy contrôler bâtiment yi surtout inspection générale des bâtiments ak yeneeni service donc saytu yi bi moom contrôle bi ñu ngi koy def boo xoolee sax booy génn ci mbedd yi di nga gis ay bâtiment yu bare yu ñu arrêté arrêt UGB mujj bi sax ñoo xam ne dañooy arrêté seen bâtiment day mujj nekk comme dañ leen singali wala leneen. bâtiment yooyu boo gisee ñu leen di arrêté. c'est parce que dañuy bañ yi mel nii am. parce que booy construire respecté woo norme dañ lay arrêté ci saa si nee la na nga jaar fi nga war a jaar yépp pour construire. wante nag bâtiment xam nga ni li ñuy tabax ci Sénégal bari na ci ay bâtiment. contrôle bi lu mu bari. lu ñu contrôler bâtiment yëpp moom duñ ko mën a contrôler. loolu lan la manque de moyens la un manque de personnel la lan la lu ko waral. suñu réew yu mel ni moom manque de moyens moom boo xoolee secteur boo dem wax dëgg yàlla mën nañ wax ni manque de moyens la waaye moyen boo mënta jox aussi service contrôle yi. mënuñu contrôler bâtiment yëpp benn par benn loolu moom mënul nekk léegi lii mën a nekk mooy nit ñi. xam ñu sensibiliser leen ba ñu xam ni que booy tabax dafa am fooy jaar maa ngi lay bëgg a wax ni aussi que ci weer yi jàll président de la République joxoon na ay ndogal pour ñu saytu xool lu tax bâtiment yi daanu ci suñu dëkk bi donc ci kaw loolu la ministère urbanisme dajale
ay experts yu bari ci wàlli tabax muy ci architecte muy bureau de contrôle technique yi muy direction de la protection civile muy inspection générale des bâtiments bu ma limee ma juum wante experts yi tabax yëpp ci wàllu bâtiment saytu nañ mbir boobu ba génnee seen rapport. rapport bi lu mu wax fàttali ñu ko un peu. incha allah rapport boobu dafa tombé sax ak événement religieux yi mujj am fi. waaye vendredi bi bële passé lañ ko waroon divulguer def benn séminaire expliquer ko ba ñëpp jot ci. ba mujj bi ñu jëbal ko président de la république nga xam ne ndogal yoo xam ne kii directive yu leer naññ lañ ci bind. fàttaliwaat ñu rek ça fait kii sax ñu mën a duggaale ci normes yi nga doon wax sànq ndax xam naa ne rapport bi moom lu ci bari ñàkk sàmmonteeg tëralin yi bokk na ci muy normes yooyu nga fàttali ñu ko normes yi yan la pour que nit ñi aussi tamit ñu xam ni dëkkuwaay bu ci nit di nekk dafa war a wóor. waaw soxna Fatou ne wax nga dëgg. donc lépp loo gis boo koy def am na charte boo xam ne war nga cee jaar. muy wàllu oto muy wàllu tabax lépp loo gis am na charte boo xam ne dañ ci war a jaar wàllu tabax nag charte bu ko ŋànk mooy code de la construction. donc code de la construction da lay wax ni booy tabax d'abord da nga war a jaar ci architecte. mu xool sa plan architecte yi est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon loolu mu defaral la moom ci boppam architecte bi mu defal la plan bu baax boo jógee ci architecte bi nga dem ci bureau de contrôle bureau d'étude technique ñi bëri nag xamuñu bureau d'étude technique ñoom architecte rek la ñuy xam mais bureau d'étude technique mooy buñ la dessiner sa bâtiment bu xool volume yeeg ni muy mel ni muy ak matériel bi ñu voilà ni utilisé muy demee matériel bi ñu ci def ak yooyu. bureau d'étude technique bi moo lay won fondation yi nu mu war a mel dal bi ban façon dañ ko war a tabaxee ban façon béton lañ ci war a def ban façon fer lañ ci war a def. ak fer yi nuñ koy ràbbee boo jàllee ci loolu nga dem ci nga jël bureau de contrôle nga xam ne comme kuy liggéey juum ñëpp mën di juum. bureau de contrôle bi gunge la def ba de telle sorte que li ngay tabax mu jaar yoon malheureusement loolu yëpp circuit boobu suñuy mbokk yi bu ñuy tabax du ñu respecté du ñu jaar loolu dañuy jël seen xaalis rek dem jël seen benn maçon jënd seen ciment seen carreau yu rafet teg ci te du loolu mooy tabax bâtiment. du loolu mooy tabax. voilà bâtiment boo ko tabaxee ba pare luy téye bâtiment bi ci boppam. boo ñëwee di xool bâtiment bi doo ko gis. day suul day nekk ci biir. léegi lu jëm ci bâtiment yi nga xamante ni ñi ngi ko fa doon wax naa ko sànq bi may door muy dañ leen doon soññu ngeen di dem di saytu bâtiment yi nga xamante ni dañuy menacer ruine ak yooyu est-ce que loolu def ngeen ci xayma tey ba xam tolluwaay bi. bâtiment yi moom ñi yoo xam ne dañuy menacer ruine wax dëgg yàlla bari na ci dëkk bi. boo xoolee ci Médina rek. am na lu tolloog lu ëpp téeméeri bâtiment yoo xam ne menacé en ruine la. donc damay profiter ci lii sax di féliciter waa service Médina ñoo xam ne ñoom dañoo ñëw ba ci ñun seet ñu def ay séances de travail. pour saytu bâtiment yooyu. incha allah suba sax mardi. war nañ def première descente ci terrain bi xool def nañ déjà ay descente préliminaire mais commencé liggéey bi ci boppam nga xam ne bâtiment boo xam ne dañ ko war a defaraat ñu wax seeni borom ñu defar ko bâtiment boo xam ne nag baaxul menace la pour nit ñi ñu signaler ko def jël ay acte de péril. comme ça bâtiment yooyu ñu démolir. mais est-ce que seen lëkkaloo ak gox-goxaani collectivité locale yi mi ngi ñoŋ ci wàllu woowu parce que aussi yéen am ngeen lu ngeen ci war a jouer ñoom également am na lu ñu ci war a jouer wax naa ko sànq da ngeen di faral di def ay rapport xëy na ay saytu ak yooyu mais est-ce que ci mujjantal gi dinañ topp li nga xamante ne moom mooy directive ak yooyu. donc wàll boobu foog ñu expliquer aussi que dafa di loo xam ne dafa xaw a compliqué tuuti. parce que boo xoolee boo ñëwee ba def sa rapport technique circuit bi après collectivité locale bi moo ko war a topp boo xoolee article L140 ci code de la construction day wax ni bu ñu ñëwee waa inspection générale des bâtiments
ak service sécurité état yi bu ñëwee ba saytu bâtiment bi ba xam ni que lii day menacer sécurité nit ñi dañuy def seen rapport jébbal ko waa collectivité locale ñooñu nag collectivité locale bi mooy daal di saisir propriétaire bâtiment bi pour bu dee bâtiment bi dañ ko war a réparer mu réparer ko bu dee dañ ko war a démolir mu ñu jox ko injonction. mais souvent duñ ko topp. mu su ma la déggee ngay wax nekkul loo xam ne ñoom dañ koy topp. ba ci njeexital gi daal des fois sax dañuy ñëw dafa am ay rëkk-rëkk. il faut le dire des fois danañ ñëw sax ba saisir def acte de péril bi jébbal ko borom tabax bi ndax mu war a toj tabax bi. waaye borom tabax bi bu dee bugg koo topp mujj bi day waaj a compliqué encore parce que su boobaa. décision de justice rek mooy permettre juge bi rek mooy mujj a mën a ordonner pour ñu toj bâtiment bi bon da ngay gis ni kon circuit bi tëb mënoo tëb rek dem toj bâtiment bi donc dafa am loi boo xam ne bu tegu mais loi bi kenn topp ko malheureusement loi bi kenn du ko appliquer aussi parfois loi bi duñ ko appliquer. damay profiter aussi pour wax la ni loi boobu. c'est vrai que moo nekkoon premier code de la construction bu ñu tabaxoon muy. En 2010 la dugg entrée en vigueur. Donc actuellement am na beneen boo xam ne bu gën a tar boo xam ne ñu ngi koy defar nii incha allah ci ay weer yu gàtt. bu soobee yàlla loi boobu danañ ko finaliser nga xam ne mu dem assemblée nationale ñu voté ko incha allah. ñu mën koo appliquer waaw léegi li ma bëggoon a dolli aussi. waaye rapidement mooy bâtiment yiy daanu. c'est vrai que. nit ñi bu ñu tabaxee ba pare bu ñuy tabax du ñu respecter condition sécurité norme duñ ko respecter. waaye dañuy gis ci ginnaaw loolu lu important encore loo xam ne nit ñi duñ ko topp. mooy entretien wu bâtiment parce que bâtiment bi boo ko tabaxee yëpp rafet na waaye sa terrasse boo gisee li ci ëpp dal yi ñooy daanu. dal yi lu tax ñuy daanu c'est parce que buñ ko tabaxee defuñu ci étanchéité. étanchéité mooy loo xam ne boo tabaxee ba pare da nga koy lal ci kaw dal bi nga xam ne bu tawee dal bi du senn. du tooy. léeg-léeg dal bi buy senn nit ñi danañ ci jóg. bâtiment bi day guux ndox. voilà du guux ndox mais bu dee day tooy kese loolu sax baaxul loolu bu amee rek ci diir ay fukki at wala lu teg tuuti bâtiment bi day mujj dal bi day feer yi dañuy xamaat bâtiment bi mujj daanu boo xoolee bâtiment bu mujj daanu loolu mooy problème. donc ci loolu lañ sukkandiku aussi pour expliquer ni nit ko bâtiment comme nit la wala ak leneen boo ko toppatoowul boo ko tabaxee ba mu baax it boo ko toppatoowul yàgg-yàgg day am problème. ñu koy jaajëfal muy lu am solo fi nga jeexalee yaakaar naa am na solo kon nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax tabax baax na waaye entretien it dara gënu ko Babacar Dagnokho ma lay jaajëfal fàttali nga nekk inspecteur général des bâtiments ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi xibaar yi ñu wéyal ko wax ci wàllu politique dem ba Koungheul ak ndawi COJER ya nag ñoom mer nañu lool ndax ka ñu fa jiital mbaa ka ñu fa bëgg a jiital muy Mayacine Camara nee nañ duñu ko nangu benn yoon président moo ko bëgg te loolu ñoom ànduñu ci benn yoon ndax kooku amul lenn lu mu def Koungheul loo xamante ne tey mënees na caa sukkandiku ba war a am ci moom yaakaar ngir mu jiite liste gox-goxaan yi ñu dëkkmal Omar Ndiaye la ñuy fekk ji ca Koungheul la. nekk ci commune de Koungheul ñooy ñaawlu jamono ji seen melokaanu dëkk ba ndax jàpp nañ ne lu ëpp ci ay ndomba tànk ci région bu Kaffrine ñu ngi féete ci département bu Koungheul rawatina commune ba waaye ba léegi de dëkk ba amul benn coppite. loolu moo tax tey jeunes yi nga xamante ne ñu waa jeune COJER ñun dañoo bëgg le président de la république mu bàyyi ñu atum ren gii ñu tànnal suñu bopp parce que Koungheul président deful leen dara am loo xam lépp defal na leen ko mais leaders yi nekk fii ni sont incompétents. moo tax nag jamono ji ñuy dànkaafu njiitu réew mi président Macky Sall ne doyal leen sëkk ci seen maire ba. Koungheul ku ne xam ne jafe-jafe yu ñu nekk dañoo sonn gi nag dara waralu ko lu dul maire bi ñu fi teg liggéeyul parce que bu ñu lay teg ci dëkk day fekk nga tal ko mais boo talul dëkk doo liggéey kon nag bu ñu jox dëkk bi nañ fekk jox ki nga xam ne mos a jug ci ay bokkam ci mos a jug nag dëkk bi di souffrir yi ñu toll nga xam ne maire bi ñu nekk sax ñoom day senn. monsieur le président dañoo bëgg nga tabal ñu ki nga xamante ne mooy honorable député Fanta Sall député la 6000 forages on a defal na ko département de Koungheul su fi ñetti mosquée yoo xamante tabax na ko ci biir département de Koungheul emploi jeune mu dugg si te mu nekk député mooy ñu waxante dëgg. ndax li fi nekk mënu ko gagné bu ko tànnee dinañ am déception parce que mënoo nekk un maire nekk un ministre d'État mënoo def dara ci dëkk bi ça c'est impossible loolu dafa ëpp
waaw kon compétence bi ñu doon xaar ci moom defu ko. ñoom nag ñee nañu ñu ngi sàkk ci njiitu réew mi mu bañ a ngoy fi mu ngoyaatoon proposé waat leen maire ba Mayacine Camara ndax doy leen sëkk ci moom te su fekkee ne am na daañu wane beneen taxawaay. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Omar Ndiaye ca Koungheul xibaar biti réew yi ca tënk rek ca Éthiopie moom njiitu jëwriñ ba nag waat na ni ki tey jile ngir rek kon jiite réew ma ci teewaayu nag ay personnalité yu mag ci Afrique bokk na ci président bu Sénégal muy Macky Sall gannaaw Éthiopie Danemark ka doon jël nag kon ngeen gi mindeef di yonent bi turu yonent bi nag di ko fowee mënees naa jàppee noonu da ca def nag noonu ak i nataalam kooke nag daal dinay rek kon faatu loolee lañu xamle mu nekkoon koo xamante ne nii nag daan na jël nataalu yonent bi di ci def naka sudul noonu Lars Vilks lañ koy wax ma nga faatoo ca Danemark muy Lars Vilks moom nag nee nañ ci ab accident daal ci la faatoo. ñu wax ci tàggat yaram ak Casa Sport mi jël coupe du Sénégal gannaaw ba ko président de la République dalalee nag équipe boobu gis nañu tamit fii ci Ndakaaru supporters yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di supporters yu Casa Sport ñoom nag ñu ngi doon rek janoo ak seenub équipe ngir ànd ak ñoom mbégte boobu bokk ko muy ndam li nga xamante ne am nañu ko ñoom nag ñu ngi waajal daal ab dem fële ca Ziguinchor ga ñu gën a fekk baax foofu it ñu ngi leen fay waaj a teeru teertu bu am solo Seydou Sané ñu teewlu ay kàddoom mu yëkkati ko dénk ko Chérif Dia. ñëw fii wane coupe bi supporters yi delloo leen njukkal parce que tey ñun lu ñu am ñu bëri amuñu ko am li nga xam ne ñii ñooy supporters ñooy 12e homme comme ñu koy waxee ci nasaraan fépp fu ñu nekk mu taw mu naaj mu ngelaw ñu ngi ñuy topp ñu ngi suñu gannaaw di wëy di fecc man sama xol day daw sama yaram day daw parce que ñi si bëre dañuy yaa ay cadre de l'administration ñu ci biir maa ngi ko doon wax dëmb président ma ne fii am na ay magistrat am na ay ingénieur am na ñëpp foofu ci biir mais ñoom ñëpp nangu nañu tey ñoo nekk supporter ñu woon ni culture ak sport day ànd léeg-léeg ñoom dañuy seetaan match duñu xam score parce que dañuy nekk di topp di encourager di encourager di ñaax joueurs yi ñii mérité nañu lu bëri moo tax may gërëm président mi nga xam ne comprendre na ko bi ñu paree dëmb match bi mu wooñu muy guleet président de la République woo équipe club ñu dem foofu palais ak supporters yi yëpp mu toog ba 23h di ñuy xaar loolu maa ngi koy rafetlu di koy gërëm bu baax a baax di koy sant. ñu teewlu xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mer mu rëy mi am ci biir police nationale la l'observateur xëy becc ci xëta mu njëkk faatu ndem si yàlla Cheikh Niass moo yëkkati dënnub lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye mi ne woon chef de poste bu police bu Wakhinane Nimzatt di fa ñu garde à vue woon Cheikh Niass laata ñu koy defeere ca tribunal bu Guédiawaye ginnaaw bi ñu mandat dépôt ko yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec di fa mu faatoo ndax hyperglycémie ci ni ñu ko waxee l'observateur mi ngi ñuy wax ne ci kilifa yu police sub Sénégal doxalee neexul lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye ba tax mu bind ab lettre di ko ca ñaawul ak di ko ca naqarlu li ko naqari nee na moo di li xew amu ci benn responsabilité bëgg ko sànk ak bëgg a yàq carrière am moo tax ñu bëgg koo sippi coow li ba tax ñu jëlee ko ca police bu Wakhinane Nimzatt taf-tafee ko patam-patamee ko affecté ko ca direction de la formation lieutenant Ndiaye jàpp ne dañu koo toroxal tuutal ko ci mbir moo xam ne yu ko gën a garaaw fopp xew na fi te gaawante wuñu ci ni takk bi ci lieutenant Ndiaye joxe moo di waa ji ña dafa xaru woon ca police centrale bu Ndakaaru ci mbirum Boy Djiné enquête dina kay nañu lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye dégagé nay responsabilité ba mu set wecc ci faatuk Cheikh Niass nee na moom ab policier la du def lenn luy gàkkal deru police waaye li waroon moo di jox ko demande d'explication laata ñu koy woo ca kanamu conseil d'enquête bay jël dogalub di ko affecté lieutenant Ndiaye ne sama famille yëpp a ngi ci dansé ci mbir mu leen concerné wul mbir mu yéeme ma xewoon ci Hann Bel-Air keroog samedi journal Le Quotidien xëy na ko mu di taaxum ñaari étage mu daanu ba juróom-benni doomu aadama faatu ci ñu bëri jële cee gaañu-gaañu journal La Tribune xëy moom i di dëggal xibaar bi ba dolli ñu ci ne bu weesoo taax moomee daanu ca Hann Bel-Air am na it beneen dal bu daanu ca Géejawaay ñu romb Géejawaay dem Pikine waxtaane wàllu politique Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ca Pikine tànn nañu maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo samp ko def ko seen candidat ca mairie bu ville bu Pikine ci élection locale yi 2022 yi yéenekaay bi nañu ci conférence de presse bu conférence des leaders coordination départementale Benno Bokk Yaakaar doon def keroog samedi fa la ñu jëlee dogalub samp Abdoulaye Timbo ngir mu jiitewaat mairie bu Pikine ci jamono jooju Source A mi ngi ñuy xibaar ne honorable député Aniya Mbeng moom it aw ñoñam tànn nañu ko investir ko def ko candidat ca mairie bu Daara Jolof Rewmi Quotidien nañu du foofee rek le politique beeg investiture yu jaxe ne ca diwaanu Kees it fukki commune ak juróom ya fa nekk ña fay jàppal tànk yi Idrissa Seck di waa parti Rewmi ñoom
ñëpp Yankhoba Diattara la ñu jox bopp ci assemblée générale bu ñu doon def keroog samedi fa la mbooleem coordination yu parti Rewmi ca diwaanu Kees ànd juboo ci jël Yankhoba Diattara jiital ko Wallu Sénégal l'info nee nañu Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal ci coalition bi ñu taxawal ci local yi noonee la ñu tuddee seen coalition bi mu di Wallu Sénégal ajjuma ji di ñëw ci la ñu ko war a siiwal maanaam ci la ñuy def lancement officiel bi Barthélémy Diaz ci journal Les Échos mi ngi dal ci kaw ñi ko bëgg xañ mairie bu Ndakaaru moom Barthélémy Diaz nee na bu gisoon beneen candidat bu ko tane kon dana dem jàppale ji ko te coow du jip waaye ba muy metti yëf yi laajoon taxaw xeex jël sab xaalis di ci def ak di dem kasoo ko ñëw moom rekk la woon gisul woon keneen Sud Quotidien nañu ñoom Khalifa Sall di waay Yewwi Askan Wi yóotu mairie bu Ndakaaru seen jur jàng moo di ana nan la ñuy def ak Barthélémy Diaz ba mën a jote ca mairie ba maire Malicounda Maguette Sène dooni directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di COUD moo nekk ci page 4 ak 5 bu l'Observateur ubbil yéenekaay bi ginnaaw bi mu leeralee li waral mu sampaat am dëndam doonaat candidat ngir jiitewaat mairie bu Malicounda Maguette Sène waxtaan nag waa l'Observateur waxtaan wu yaatu ci ponk yu bari doore ko ci mbir mi ñeel rentrée universitaire 2021-2022 wàllu kaaraange gi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbirum codification yi ba ci cadre physique bi Maguette Sène nee na lépp a soppeeku ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi xamle ci waxtaan wi ne ak matuwaay yi ñu jël jëm ci wàllu kaaraange bu ñu ca paree étudiant bu ci nekk carte biométrique lañ lay jox mooy mën a tax ngay dugg ci campus bi kër sëriñ bi fii ci Ndakaaru Rewmi Quotidien wax nañu lu doy waar lu fa am ñeenti nit la ñu fa teg loxo journal bi nañu liñ leen di toppee ba tax ñu jàpp leen mooy dañuy jaay ay médicaments yu ñuy yàqi ëmb. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kendalug jàmm te di ko sàkku ci yéen ñu bàyyi leen ci kanam tuuti nag di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ci li ci biir internet jaa ngeen jëf.